tribunal dina dem wuy ca procureur mais defuñu ko donc loolu jaay doole bu métti la moo tax fépp fu doomu Sénégal nekk yaa ngi ci naqar yaa ngi ci tiis ndax ni ñuy saax-saaxee doomu aadama yi ni ñu leen di piétiner seen ay liberté dafa jéggi dayo moo tax nag ñun askanu Touba Toul ñu jóg ngir xeex loolu ñu leen jóg wàcc ci mbedd mi wane suñu naqar bu baax di réclamer ñu libérer sans condition suñu leader di Ousmane Sonko ak yeneen détenus yi nga xam te ni jàpp nañ leen ak yeneen détenus yi jàpp nañ leen. Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Libérez Sonko! Voilà. ak yeneen détenus yi nga xam te ni jàpp nañ leen arbitrairement tey jii moo leen wooye ay kidnappé ñu kidnappé leen ci ay enseignants ëpp ci loolu nag du lenn lu di ciblé ay benn corps wala ñuy ciblé benn askan wala ñuy ciblé benn xeet loolu Sénégal dépassé na ko bu yàgg ca loolu lu mën a taal réew mi la dañ cee war a def attention tey jii jamono ji naqar bi yemul rek ci injustice boobu mais naqar bi dafa yàgg ci sénégalais yi tey jii ñun waa Touba Toul amuñu lu dul suñu marché bii nga xam si nii fi la nii daane suñ doole suñu yaay yi ak suñu papa yi bu samdee ñu ñëw jaay ràkkal ñi ñëw jaay xar ñi ñëw jaay bëy ñi ñëw jaay ay buum ñi jaay ngooñ bu demee ca kër ga am lu ñu mën a teddale waa kër ga ñu xañ nu loolu ndax lan ndax naan ay couvre-feu am na ca bu ngeen demee Dakar marché Pikine ma ngay dox marché Gueule Tapée ngay dox marché Colobane ma ngay dox Petersen ngay dox yéen dëkk yi ngeen dem marché yu ëpp marché Touba Toul ma fa nekk di dox ñun suñu marché bi lan moo tax doxut ndax njiit yi fi nekk dañoo bëgg lu neex président de la république wala lu neex keneen moom moo tax tey ñu xoj askan bi ngir lan ngir tout simplement neexal kenn bi loolu nag dafa war a dakk. Ubbi leen! Ubbi leen! askanu Touba Toul ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm mais également di leen bal ak di leen balu ak aussi di masawu li nga xam ne nii déplacé nañ ci tàngaay yi ngir rek li nga xam ne nii mooy problème bi am Sénégal ba nga xam ne nii foo dem moom ne ci kertaan yeeg fépp moom la ñuy waxtaanee mu nekk loo xam ne nii nekkatul doon problème mu Ousmane Sonko mais dafa nekk problème boo xam ne nii képp ku di sénégalais to xam ne justice dafa war a dox yow da nga war a ñëw bokk ci combat bi comme ça que Sénégal mën a jëm kanam parce que vous n'êtes pas sans savoir que Macky Sall bi mu nekkee ci dëkk bi ba léegi nii vraiment la démocratie est en train de faire des pas en arrière démocratie doxatu ko Sénégal dafa reculer parce que boo demee ci xale yu ndaw yi nga xam ne ni amaguñu fukki at koo ci laaj na ko lu xew ci dëkk bi te la naan Ousmane Sonko la état du Sénégal jàpp ci loo xam ne ni def ko tuumaal te tegu ko fen te lu ñu bëgg mooy mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp ñu ngi demandé à ce que notre leader Ousmane Sonko soit libéré sans condition nañ ko bàyyi parce que deful dara. parce que am na yenn yoo xam ne bi koy temps bi defee dafa def ay sondage yoo xam ne bi sondage yi génnee les sondages ont révélé que ne les 3/4 de la population sont favorables à Ousmane Sonko ce qui veut dire que ne bu ñu demee élection prochaine yi Ousmane Sonko da leen di battre à plate couture ñu ne nag comme demee na noonu nañu fexe balaa booba ñu jëm ko dugal ci prison bi comme ça du mën a bokk ci élection yi di ñëw te loolu la Sénégalais yi bañ catégoriquement moo tax ñu demandé à ce que comme ni ma ko waxee sànq Ousmane Sonko nañu ko libéré lii nag ñuy def tey ce n'est qu'une alerte dañuy alerter tout simplement mais bu beneen yoonee bu ñu fi toogee ba semaine bii te Ousmane Sonko libéré wuñu ko bu ñu dellu see marche bii di ñëwaat yaakaar naa ne dinañ ko defee neneen noo xam ne lu bokkul ak nii beneen bi ci def mooy marché Touba Toul bi aussi nekk na loo xam ne nii c'est un problème parce que boo demee partout dans le Sénégal il y a beaucoup de marchés qui traînent plus de foule que Touba Toul te boo fa demee nii marché yi ñoo ngi dox maintenant la seule question qu'on se pose mooy pourquoi au Sénégal yenn marché yi di dox normalement nit ñi vaquer à leurs préoccupations marché Touba Toul depuis ay 2 mois mu ngi tëj ba léegi kenn mënu ci wax pour population du mën a ñëw dellu seen i activité to am na loo xam ne ni nag foog ñu sóoraale ko parce que boo nekkee père de famille mu leer la ne tey mën nga yor 2000 francs yoo xam ne nii chaque jour mën nga ci dépenser même bu marché bi ubbiwul sax yow sa yoon nekku ci loolu daa nekk loo xam ne père de famille yëpp mënuñu ko de ce fait nag li ñu bëgg mooy puisque y a certaines parties de la population yoo xam ne seen unique source de revenu ci marché de Touba Toul lañ ko mën a amee de ce fait ñuy demander la réouverture du marché de Touba Toul comme tant d'autres parce que marché yi boo demee dans certains marchés comme Colobane ay Lambaye ay fépp marché yi ñu ngi dox kon nag mënatuñu continuer di seetaan marché Touba Toul di tëj ci dans ces conditions là ñu ngi ciy interpellé aussi tijji leen marché bi tijji leen marché bi tijji leen marché bi tijji leen marché bi ñu ngi ciy interpellé waale également monsieur le maire mi nga xam ne nii mooy maire dëkk bi ñoo ngi koy wax ne aussi moom lu mu ci mën na ko ci jéem a dox parce que lu mu dee nag moom moo fi représenté état ñu ngi ciy woo Mamour Mbacké di ci woo kilifa diine yi fi nekk
di ci woo kilifa aada yi képp koo xam ne nii rek mën nga ci dara na nga ci jéem a wax pour fan yii di ñëw marché Touba Toul tijji askan wi dugaat ci marché bi liggéey mën a am lu ñu yóbbu ca seen njaboot parce que fii mu ne dëkk bi métti na kon donc li ñuy wax mooy daal ñaar yi moo nekk suñu marché tey Ousmane Sonko mi nga xam ne nii l'état du Sénégal veut l'emprisonner de façon arbitraire dañu bëgg sa libération immédiate et sans condition mu dellu ci place am comme ça les gens vont vaquer à leurs préoccupations sinon comme ni ñu ko waxee sax buñ fi dellu si waatee aussi beneen yoon lañ fiy dikkawaat loo xam ne nii bu ñu dikkaatee du neex kon nag salaam. ñëpp si site internet yi nekk si Touba Toul ñu ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm aussi gars yi ndax woote ñëpp woyu si la du lu yomb ñun yéen ngeen ñu toppoon depuis lycée de Touba Toul ba fii nii yéen ñëpp ñu leen di gërëm xanaa di am lu ci doole rek pratiquement monsieur Diop Ibra ak Modou Pouy wax nañu déjà Touba Toul y a plein de patriotes Touba Toul dëkk boo dem am na ay patriotes léegi patriotes yooyu yëpp nag ñoo booloo am naqar depuis pratiquement 15 jours ñu jël ki nga xamante ne nii suñu espoir lépp si moom lañ ko tegoon ñëw jàpp ko d'une manière arbitraire boo xam ne ni amul lu koy justifier ñun nag comme dans les autres localités du pays ñun en tout cas ñun waa Touba Toul nit ñi duñ ci des ginnaaw en tout cas luñ ci war a def dinañ ko si def luñ ci war a wax dinañ ko si wax luñ ci war a dem dinañ ko si dem en tout cas comme ni ñuy jàppee gars yi d'une manière arbitraire ni ñu janoo ki yéen di waxtaan ak yéen bañuñu ku ñu jàpp bañuñu ku ñu yóbbu Xombol bañuñu ku ñu yóbbu Thiès bañuñu ku ñu yóbbu Rebeuss en tout cas luñ ci war a def dinañ ko si def ñuy woo patriote Touba Toul yi nag patriote Touba Toul yi comme ni ngeen koy gisee ci télé bi yéen ñëpp da ngeen di seetaan télé yéen ñëpp da ngeen di connecté wu yéen ñëpp da ngeen di déglu rajo di gis ni muy xewe si yeneen dégg en tout cas dañu ne dañoo bëgg Ousmane Sonko warul yem si wax dañoo bëgg Sonko waa Sonko dama koo bëgg toog sama kër toog sama jotaay di wax yem sa wax ja dañu koy wone ni ko ñeneen di wone waa marché bi it comme ni si gars yi def rek xanaa def si synthèse bu ndaw a ndaw a ndaw dèjà ñun am nañu chance su nekk fii si dëkk bi ñëw maanaam gars yi ñoo ngi souffrir barki yàlla gars yi ñoo ngi souffrir gis nga boo demee si dëkk yi si ginnaaw Touba Toul fii moo nekk weer wu dee fii lañ doon ñëw la samedi ñu ñibbi ak seen provision semaine lépp mais actuellement loolu lépp amatul da ngeen ñëw fii Touba Toul da ngeen di dem fii si ginnaaw bu ngeen xëyoon ngeen def reportage dem si ginnaaw kër yi si biir dëkk bi ba si àll bi noonu foofu la gars yi làqatu yi jaay ñooñu nekkul ne dañu bëgg a jaay moo tax ñuy xëy di ñëw fii di jaay dañuy jaay 100 francs dërëm bi ñu am dañu koy yóbbu seen balaa mercredi wala loolu sax mu jeex pour dundal si seen njaboot ñu privé leen loolu te Xombol gii nu gën a jege noonu Xombol seen marché dañu koy def d'une manière régulière tous les jours la marché Touba Toul une fois par semaine la bu fekkoon ne dañ ko jéem a réorganiser comme les autres marchés sax daal ni mën ngeen xëy mais 17h wala 18h bu mu fekk kenn ci marché bi au moins loolu koy ñëw dina ko sooraale mais ñëw ne marché du fi am loolu du dëgg du yoon te en tout cas nag fi mu ne moom dañ leen di avertir rek mais xaaratuñ ci kenn suñu marché ñoo ko moom te incha allah dinañ ko dugg affaire marché bi nag nekkul affaire politique nekkul affaire association des jeunes nekkul affaire mouvement nekkul affaire kii que ce soit affaire Touba Toul wala affaire jeunesse bi la ñun ñëpp ñoom moom Touba Toul liitu marché bi ñun ñëpp ñoo si war a ñëw participer si incha allah li naan mbooloo mooy doole yéen ñëpp bu ngeen si ñëwee da ngeen xam ne en tout cas lii du liitu benn nit du liitu ñaari bu ñu taxawee jàmmarloog ñoom xëjuñ si ñoom te dinañu reculer incha allah ñu leen di sant di leen gërëm. mbokki Sénégal mbokki Touba Toul particulièrement ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax a baax li waral tey nag suñu teewaay fii ak déclaration bi ñu bëgg a def mooy li nga xamante ni moo lëmbe réew muy injustice muy loo xamante ni ak jaay doole la mbirum bëgg a jël la ca ginnaaw dëgg teg ko ci kaw dëgg bëgg a jël doole teg ko ci kaw dëgg bëgg a néewal doomu aadama bëgg a néewal nit doole bëgg a noot askanu Sénégal bi nga xamante ni moom la Macky Sall nekkee ci réewum Sénégal te mu tàmbali ko depuis 2012 bi mu fi faloo mën naa ni te chaque jour mu ciy teg ay jéego yu gën a jéggi dayoo li ci mujj nag muy tey dal gi mu dal ci kaw Ousmane Sonko moog ñi mu àndal di ko tuumaal loo xam ni képp ku ko dégg yor xel di xalaat di nga xamante ni ay tuumay kese la ay waxi naafeq la dara du ci dëgg muy bëgg koo sànq bëgg koo tëj bëgg koo faagaagal Macky Sall ragal na adversaire de taille ragal goo xamante ni bañul sax ba ci jéem a jël bakkanam wala mu posé ko wala mu def ko lu bon ci kaso ba loolu nag Sénégal yëpp ñoo war a jóg taxaw ci tey ni ko sama collègue sama xarit sama camarade waxee léegi muy Ibra Diop du affaire parti politique du affaire mouvement mbirum peuple bi la mbirum askan wi la
lâcheté weesuwul maanaam ñàkk a doon jàmbaar ñàkk a dëggu weesuwul ñuy teg sa mbokkum jullit di teg sa mbokkum réew loo xamante ni ak jaay doole la loo xamante ni yamul ci moom ndax boo ko bàyyee dina wal ba ñëw ci képp ku nekk Sénégal nga toog di ko seetaan loolu kenn waru koo seetaan ay jullit lan te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo wax ni képp ku ci yéen ku gis lu ñaaw ku gis lu bon moo xam ñu koy teg doomu aadama wala loo xam ni keneen a koy def na nga ko xeex ci lépp loo man soo amee doole joo ko dindee ko ak doole dundee ko ak jëf nag moo gën wax mooy lii nga xamante ni moom la ñuy def nii ñu doxee lycée Touba Toul ba ñëw fii ci mairie bu Touba Toul muy place bu symbolique ndax mairie bi mooy li ñuy bokk ñun ñëpp mairie bi mooy fi nga xamante ni mooy moomeelu askan wi te ñu def ko de manière responsable tamit loolu tamit ñu koy rafetlu ndax tojuñu lakkuñu yàquñu muy appel bu may lancé à tous les manifestants du Sénégal mbooloo mépp génn ñu nekk 1 million wala plus d'1 million de Sénégalais occupé mbedd yi occupé penc mi wax ak Macky Sall mu doxal dëgg ci réew mi mu génne Ousmane Sonko ak détenu politique yi mu jàpp yëpp loolu moo ëpp solo di lakk ak di toj ndax ñun li ñu bëgg mooy yoon dox ci dëkk bi waaye yàq ak toj taxuñoo jóg kon foofu mooy wane ni Sénégalais yëpp ci war a taxaw ñun moo waral suñu teewaay tey fii ñuy wax Macky Sall ni ko réew mi da koo jëlee ci ay loxo te bii muy dem élection ak Abdoulaye Wade en 2012 ak la ko jiitu yëpp li fi xewoon déclaration yi mu fi def yëpp ñu ngi koy dégg chaque jour muy wax ay affaire appel à l'insurrection bu doon loolu moom moo ko njëkkee moom rek moo fi mas a wax Abdoulaye Wade moom moo fi waxoon Abdoulaye Wade su nee day bokkaat 3e mandat nangam on va le déloger du palais Ousmane Sonko waxul loolu dafa wax ni na Sénégalais yi résister bañ nooteel njaayum jaam du ñu nangu ku ñu delloo te Macky Sall suñu ko bàyyee mu continuer ci li mu nekkee mooy ay jaam la ñu bëgg a defaat ni nit ñi doon ñëwee fekk ab gox nga ëpp leen doole jàpp leen def leen ay jaam loolu la bëgg a def Sénégalais te yaakaar naa loolu kenn du ko nangu kon su bëggee jàmm am ci réew mi te loolu ñu ngi ciy wax kilifay diine yi ak kilifa yi nekk ci réew mi yëpp donte sax ñoom ñaan nañ ko wax nañ ko ba sonn waaye mu dëgër bopp waaye kon na xam ni lépp lu fu réew mi jëm yàlla tere mais mën naa jëm ci guerre civile mën naa jëm ci lu nekk te su amee moom la ndax ay bakkan yu bari rot na ci te kenn du responsable ku dul moom képp kuy wax dëgg na nga wax ak Macky Sall ndax Ousmane Sonko deful dara ñi manifester defuñu dara ki taal bi di ko xambu bëgg a yóbbu réew mi ci guuta mooy Macky Sall te loolu dañ koy dénoncer lépp lu ñu ci man jaral nañu suñu bakkan ndax man jàpp naa ne xeex bi ñi ciy dee dañoo dee ci jihaad képp ku ci dee am nañ yaakaar ni suñu borom dalay teeroog yërmaaneem ndax ci jihaad nga dee mooy ci bañ nooteel ak bañ ñuy jël fen te ko ci kaw dëgg loolu moo tax nit ñi di xeex kon man bokk naa ci ñi nga xamante ni fas yéene nañ cee dem jusqu'au bout même buñ ci doon joxe suñu bakkan jaral nañu ko wasalaamaaleykum wa rahmatulah